asalaamaaleykum mbooloo mi ma nuyuwaat ñëpp rek ci seen tur seen sant di remercier aussi ñëpp ñoo xam ne bàyyi nañ seen yiteeg yooyu ñëw wuy teewlu fii ci jotaay bi di gërëm aussi suñu grand frère bi nga xam ne moom mooy président Déclic di monsieur le maire monsieur Ousmane Touré ak ki nga xam ne moom mouvement bi moom moo waral lépp muy Djibi Ndiaye Sène waaw ensemble nag pour le futur bi dañ ko nasoon juste rek pour doxalewaat suñu koñ defal ko fii nga xam ne moom mooy HLM waaye daf fekk ne ku amul wéeruwaay day neex a bëmax waaw moo tax ñu ëlbatiku gis ki nga xam ne moom mooy suñu candidat du futur maire aussi Ousmane Touré ñu bëgg ko jox suñu loxo ànd ak moom bu ko pour am li ñu bëgg fii ci nga xam ne moom mooy HLM comme defar rek moo ñu tax a jóg parce que ñëpp gis nañ ne HLM lu bari yàqu na fi waaw ñuy woot nag waa HLM yëpp pour ñu ànd ak ñun liggéey jàppale ki nga xam ne moom mooy suñu candidat di monsieur Ousmane Touré ñu pousser ko vers la victoire waaw bu loolu weesoo ñu delluwaat di remercier suñu waa gox bii nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo adhéré ci mouvement bi nga xam ne moom mooy ensemble pour le futur ñu yàggoon nekk ci suuf di liggéey di ànd ak suñu jigéen ñi suñu xale yi am yu bari ay projet yu ñu fi nas ak defaraat moo waroon sax keroog ñu initier li nga xam ne moom mooy set setal parce que lépp mu ngi démarré ci set waaw ñu dellu encore di féliciter ki nga xam ne moom mooy président bi mouvement ensemble pour le futur muy Djibi Ndiaye Sène ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ku mel ni Diop Gueye suñu jigéen ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñëpp ci koñ bi parce que ku lim rek juum. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu-sangi Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi sama président Ousmane Touré Koppé di jiital nuyoo bi président Ousmane Touré Koppé teg ci sama frère Aziz Sène sama frère moom xam na li tax ma ne ko sama frère sama chéri di teg ñoom Maxet ak ñoom tonton Atoumane ak Jibi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ne leen rek man la Anta Fall madame Kébé am fu ma nekkoon nag bala may wax dara ndax lu ni fàng kenn du ko jeex nëbbatuwuma làqatuwuma li may def dama koo ñeme te damay assumer ba mu neex ndax ku ma xam ku ne xam ne man waalo laa gaynde laa barki Serigne Babacar te li may wax ni leer na tonton Atoumane ma fekk fi nag ma am ñu nekk nag sama ay kilifa yoo nga xamante ne bi ñu am fulla la ne ndax ñun waalo gi ku amul fulla amoo fit amoo fayda doo dem fi may commencé sama kii nag léegi Fall dafa wax am lu mu wax parce que ku ne xam na ni bëgg goo gis yëg a koy fay dañoo dëkk HLM bii màggee HLM bii ma ñàkk sama papa le 3 août ñu tegaat ci 17 jours ma ñàkk sama yaay muy lu metti nga am foo nekk nag bëgg goo gis yëg a koy fay président Ousmane Touré ku ne xam na ni jotam bariwul mu bàyyi lu mu def yëpp ba ma ñàkkee sama papa woote bi rek doyoon na kaay jaale ma kenn dul ci forcer kenn parce que jot matewul mu nekk kilifa nag goo nga xam ne ànd ak ay kilifa dem tournée ba mu ñëwee daf ma ne foo nekk ma ne ko maa ngi mu ne ma maa ngi nii sa bundu kër ma ne ko président baaloon naa la ko ma daal di ñu ni déet na waay sama yaay génnaat àdduna mu defaat la même chose nee naa nit ki doo ànd ak moom ngir poos ndax bu poos ba bënnee rek nga bàyyi ko nit booy ànd ak moom da ngay am ci fulla ak fayda ak ngor ndax fii ku ci nekk la ngay am yaa koy liggéey sa bopp te président Ousmane Touré nag sàkkul pour ma ñëw rejoindre ko de barki Serigne Babacar man maa ko sentir man ma ñëw jàppale ko te gis nga Ousmane Touré président Ousmane Touré lii la Djibi Sène defaral nii fii préparé de waa ko ñu imam Sarr ñu ngi lay préparé lu rëy te fu nu jaar fu nekk nag dañ fay bàyyi trace ñun du ñu ànd ak mut kuy am défaite te fu nu jaar fu nekk dañ fay bàyyi trace te man maa la ko wax maa la lancé un défi HLM fii dañuy gàttal ndax li ngay def ci HLM bu ñu ko nekkee di wax fii la ñuy fanaan yaa ngi ci lu ne barki Demba Ndiaye douche publique école yi nga doon defar ku nar a defar nag ñu nar ko yàq yàlla bu dee def booy tracé ngay effacé bu yàggee dañ lay effacé te ñun suñu yoon ku ci taxaw ku nekk dañ lay faxas jàll dem te yaa ñu ko jaral nag yaa ñu ko ji te incha allah rabbi bu soobee yàlla suñu borom
ay personnes de valeur rek ñoo fi gis gisoo fi benn goney waale yee ginoo fi benn goney peew gisoo ko fi ay nit ñu am fulla am fayda ay kilifa rek ñoo fi taxaw parce que ñi lu leen yëkkati yombul de gis naa fi ay personnes de valeur ñoo nga xamante ni yëkkati leen yombul ñu ñëw nag ndax sa jëmm ji xama ne président Ousmane Touré bu la yàlla mooy fale rek yàlla na la yàlla fal te bu dee HLM ñooy fale rek barki Serigne Babacar dinañ la fal maa ko wax nag te lu ne fànge kenn du ko jeex wasalaam. asalaamaaleykum sama yaay sama magi sama xarit yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le maire ñu ngi lay nuyu tonton Koppé waaw tonton Koppé man aw ma baaxu di wax nii publiquement ñëpp di ma dégg mais la ko jara ko jar waaw man bis ni ki tey muy démb di tey maa ngi ci yow ba géej gi fer ñun ñoo àndoon dem ñun ñoo àndaat ñëw ci yow sama président nga ne muy Tata Sène sama adjoint lii mooy moo fekk nii xam naa ku ma gis dina laaj lu tax ndax Djiby Sène mii du jàmbur ci man Omar Fall mii sama baay la xam na ci dara ndax Djiby Sène du tey Koppé ma yoroon ASC bi def fi lu ne jël flambeau bi jox Djiby tam kenn ñaawul ci moom bu ñu nee Baye Gueye ne tey ak grand Boda maa ngi koy saluer de passage di nuyu sama bàjjen yi toog ñoom bàjjen Bintu su ma limee damay juum ñoom Ndóob ñoom ñëpp maa leen di nuyu di wax nag ci Djiby Sène mouvement bi du mouvement boo xamee ni caaxaan na ko tax a jóg ndax ku xam Djiby xam du caaxaankat ku xam ñu wër mouvement bi duñu ay caaxaankat mouvement nag bu jógee ba ne day jàppale nit boobu waxtaan lañ ci seppaat xool candidat bi gën a adéquat ñu ànd ak moom te xool nañ ni xam ni Ousmane Touré du ku ñuy présenté du ku ñuy wax ay jëfam du ku ñuy wax ay jaloorem ci HLM boo ko dee wax yow da ngay juum sax di wax ne waa HLM ñoo ko moom booy toog xaar ku la ko defaral bilaay di nga fande HLM ñoo ko moom habitation à loyer modéré la ñuy wax HLM police daaw fi dugg tali bu mag bi la daan yem boo xoolee ba HLM bi dugg ci biir boo xoolee boo gisee quartier yi ku ne jóg di defar parce que loolu lañ xam suñu bàyyi da nga daan génn kër yëpp presque ay bougainvilliers la woon tey bu HLM demee ba xaw a délabré wu ni ñun suñu bopp ñoo ci war a jóg ku toog xaar ñu bale la sa bundu kër wala ñu defal la sa bundu kër wala nga def sa sécurité sa bopp mais da ngay sonn Ousmane Touré nag moom yegsee dafa combler yëpp boole yëpp éducation lépp boole ci benn loo def doo ko xàmmee ci benn côté di ñaan yàlla di teer mii li mu entamé pour jàppale Ousmane Touré yàlla teg ci loxoom te mouvement bi nag yemul fii activités yi dañuy door a commencer rek Ousmane dañuy door a démarrer rek mais ci kanam di nga gis di ñaanal ñi fi toog ñëpp di am jàmm ñu terminer ci jàmm commencer delluwaat ci jàmm alhamdulilah wasalaam. ñun li ñu am nii dañ koo gagné parce que Ousmane daf ñu liggéeyee loo xam ne HLM fii dañ ko war a ndamoo moo tax lu mu leen di wax nii Kéba Lamine Diall Assène ne leen nañ leen ñaanal parce que ñooñu Ousmane dañu pare woon pour jàppale Ousmane te ñu ngi suñu ginnaaw waaw moo tax moo wax man bugguma sax wax dama bëggoon rek toog di seetaan mais rang bi day dal Ousmane sa waay rang bi Ousmane dañoo yónni yàkkamtuñu waaw Ousmane dañoo yónni yàkkamtuñu. gars yi kontaan naa trop ci geste Djiby bi ak geste yi nga xam ne mi ngi am ci HLM ñu koy tegalee mu jëm ci déclic moi je parle de déclic parce que déclic moom mooy mouvement bi moom la Ousmane jiite bi ñu demee ba ci digg bi ñu xool ne cité bi dafa am beneen façon buñ ko war a gérer
ñu gis ni suñu cité aussi mi ngi am ay jikko yu bees yu fiy dugg yoo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko léegi fi ma jóge HLM 1 loolu laa fa doon wax HLM le jeune Fall l'a dit habitation à loyer modéré la Senghor bi muy xalaat loolu vers les années 60 suñu papa yi ay fonctionnaires la ñu woon mais kenn ci ñoom amu ci woon salaire u 100 000 francs ñun suñu kër yi 4140 lañ doon fay HLM 2 6000 francs xaw ma standing yi defe naa 15000 mais la chance des HLM c'est que ces vieux-là qui payaient ces sommes maudites je peux dire ñoom ñoo jur tey ay doom yoo xam ne foo dugg ci réew mi on a besoin d'eux waa ñun fu ñu dugg ci réew mi ñu soxla ñu ñun waa ñi ñuy soxla te dëkkuñu HLM mais ci réew mi lañ dëkk am nañ ci droit waa léegi bu ñibbi jotee du ñu ñibbi fu ñu dëkk ñun li ñuy soxlaa ñu defe ko suñu biir dëkk c'est-à-dire les gens ont besoin de nous ont besoin de nos capacités de nos potentialités mais aujourd'hui su fekkee dafa laaj nag ñuy tànn ku jiite suñu gox dañu war a rentrer ñun fi ñu dëkk koo gis mënatul ñëw rek c'est parce que démb ak bërki démb dafa génn HLM dem dëkki beneen dëkk boddi HLM bàyyi HLM mais ñun mënuñu bàyyi HLM parce que ñun chaque jour ñi ngi HLM chaque vendredi HLM la ñuy jullee imam Abdou Aziz Ngom mooy jiite ñii imam Lamine Sarr yàlla na ko yàlla xala àjjana moo leen daan jiite ñii imam keneen parce que ñun on revient au bercail léegi nag lan moo xew dañu yegg ci benn choix d'un homme qui va diriger les destinées da nga maam de la commune mais léegi dafa am ay changements yu am ci code électoral bi léegi affaire maire yi dañuy jël tête de liste bi su dee moo ëpp voix moom mooy nekk maire bi il faut qu'on vous explique ça c'est-à-dire tey bu ngeen bëggee fal Ousmane Touré il faut que ngeen seet noonam yëpp ngeen jëli leen ñu nekk ay nitam il faut ngeen jël ñi ko contre yëpp ngeen jëli leen ñu faral ko il faut ngeen jël ñi comprendre lul ngeen expliquer leen ñu comprendre parce que buñ ca yeggee ca matante ba dañuy compter voix yi ku la rawee benn voix day nekk maire li gën a bon nag mooy nga war a def liggéey bi nga war a def defoo ko ba ci fin bi nga naan ay yaa 2 voix rek moo tax ñun gañewuñu c'est-à-dire c'est bien de ñuy waxtaan c'est bien ñuy fodire mais c'est bien des fois aussi qu'on revienne dans le contexte c'est-à-dire de dire que pour ñu am ñun maire boo xam ne suñu doom la il faut ñu wax ko ay wax yoo xam ne daf koy bàyyi xel mooy que ni HLM ñi fiy bëgg maire bi yëpp ay doomu HLM lañu nag aussi du dëgg lan lañu war a def ñun dañu war a jóg dem seeti leen ñoom ne leen yéen ak Ousmane yéen a bokk lu ngeen bëgg mais yéen ñëpp da ngeen war a toog autour d'une table ngeen waxtaan suñu waxtaanee ñu génne ki ci ëpp profil bi gën a baax pour que ëllëg ñu accompagner ko pour mu mën a accéder à la magistrature c'est important loolu nag pour mu am ay bonne volonté ñoom ñoo koy dox parce que xalaat yàlla moo ñu njëkk a wax travailler vos esprits c'est-à-dire xale bu ndaw bii mën na ko for màgget ma ca kër ga mën na la ko xelal sa soxna mi ngay dendal guddi gu jot mën na la ko wax Ousmane dafa soxla ay voix Ousmane soxlawul ay ennemis Ousmane soxlawul ay noon Ousmane soxlawul kuy ñëw naan ko diw daf la contre Ousmane soxlawul kuy ñëw naan ko diw nangam même le maire sortant bu ñu ko mënee seeti ne ko jàppaleel Ousmane dañ ko war a seeti mu jàppale Ousmane ñu jël maire bi doxal avancé foofu lañ toll mais booy jàppale nit nag toog chaque samedi bu ngeen génnee nga toog tàccu ñu tëgg fecc rek ah Ousmane Touré baax na mooy gagné déedéet voix la nit ñi dañuy yor carte suñu demee liste bi bu dee nii lay tudd ñu ne liste bi nii la tudd Ousmane Touré ñu wane photo mu ne ca kaw ñu ñëw sànnil ko benn ñaar ñett ñeent ba ñuy compter sonn loolu lañ bëgg loolu nag pour l'avoir il faut que aussi Ousmane sous peu mu travailler autour de son programme il faut qu'il nous présente son programme aussi c'est-à-dire il faut être démocrate il faut que Ousmane jataay yu mel nii mu bari ko ci site bi génne son programme tegal ko nit ñi waxtaan ceeg ñoom ñu xool fan la bëgg a dem tey HLM am na ay tali am na ay tabax amul baraak nangam loolu yëpp war nañ ko xool mais aussi ñu xool côté ressources humaines suñu doom yi tey jii HLM bu dee dañuy waxtaan rek ñun war nañ jógaat pour yaraat suñu doom yi sur le comportement xale yaa ngi def lu leen neex am na ruq yoo xam ne kenn ñamuñu fa jaar
gaa yaa ngi def lu leen neex war nañ dem seet suñu doom yi waxtaan ak ñoom wax seet leen expliquer leen ku nekk seet amul ay nëbbal boo fi nekkee di nëbbal sa doom bu ëllëgee bu ñu fi nee tël yow yaa koy wéetoo il faut qu'on se lève il faut qu'on parle aux jeunes ku toll ci jàng métier nga dem jàngi métier ku toll ci def nangam nga def nangam ku toll ci am nangam nga dem am nangam bañ a bàyyi yeneen dëkk yi ñëw ñu ñuy infiltrer am na ñoo xam ne nag day fay toxu si ay locataires lañ nañu nekk vigilant léeg-léeg ñu am ay ñoo xam ne sax duñu ay sénégalais c'est des étrangers ils viennent louer des studios des appartements indi fi yeneen jikko yoo xam ne suñu doom yi amuñu ko woon ba gangré nañ suñu doom yi bu ëllëgee ñun ñi ñooy perte nañ leen veiller à ça nañ leen surveiller nos enfants mais aussi bu ñu bëggee jël affaire bi pour mën ko yoral suñu bopp dégg naa Cheikh Mbaye HLM la dëkk kuy xaritam war nga ko seeti ne ko buñ sañoon yàgg Ousmane ngeen bokk añ Moustapha Diop kuy mbokkam nga seeti ko ne ko buñ sañoon yàgg Ousmane ngeen waxtaan keneen ku fi nekk ñu seeti la ne la buñ sañoon yàgg Ousmane ngeen waxtaan suñu waxtaanee ñoom ñooñu mën nañu fi génne loo xam ne ëllëg kenn duñu nax gars yi affaire bi bu leen ci dara jëlee lii du parti politique lii du affaire PS du affaire PDS du affaire tel lii affaire gox la boo xam ne dañoo toog ba bëgg ko defaraat bëgg ko dénk suñu doom koo xam ne bu ëllëgee su defee lu warul def ñu jàdd HLM 2 fii fekk ko kër yaa ne ko lii ñu waxoon defoo ci dara. nii amoon na ay maire yu dirigé HLM du ma taxaw buntu kër maire Mamadou Dieng te duñu ko nuyu delloo ko njukkal duñu taxaw buntu kër Mamadou Dieng te duñu ko nuyu delloo ko njukkal yóbbante njabootam ne ko démb moo fi nekkoon def na lépp li mu mën. tey jii dañu koy yëkkatiwaat Ousmane dénk ko ko pour mu ànd ak moom xelal ko ci la nga xam ne Ousmane xamagu ko c'est important. Pape Seck c'est l'actuel maire nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des frères et des sœurs il faut que ñun sax ñu dem seeti ko ne ko Pape mu naa ñu ne ko yow gàcce ngalaama waaye tey dañu am rakk joo xam ne dañu bëgg nga wax ñu sa xalaat ci moom ci cursusam ci profilam ci jaar-jaaram ak ci bëgg-bëggam nga ñëw xelal ko ñu ànd ak moom jàppale ko pour mu jël cité bi doxal ko ñu teg ko ci yoon. man foofu lay accès samay débat man ci loolu lay waxtaan. sant bu baax sama yaay alhamdulilah rabbil alamin sama yaay ngi nii Mame Awa Sène maa ngi lay remercier bu baax. Je remercie mes enfants ici présents et mon épouse. dama waxoon ne leen fi nga xam ne dem naa fa HLM 1 HLM 2 HLM 3 HLM 4 newoon naa leen dinaa leen jàppale te man du ma wax lu ma mënul. Je vous donne 1 million de francs CFA maa ngi woo le trésorier général Abdoulaye Lo nga remettre ko à la présidente des femmes Ndeye Penda Ndiaye. yaayam nee na teg na ci 200 000 jàppale ko muy 1 million 200 000. waaw ah loolu ñëw ngeen recevoir li nga xam ne dimbale naa leen ko. Abdoulaye Lo le trésorier et la présidente Ndeye Penda Ndiaye vous êtes demandé. li nga xam ne nag laa bëgg. waaw man aw ma xaar ma yàlla ak kenn. li ma bëgg rek lenn rek la liggéey te nit je crois soo koy jàppale ci say moyen nga koy jàppale maanaam ci sa carte wala sa waxtaan wala sa porte à porte man nag je suis un acteur politique moo tax ma lancé ce mouvement HLM 2 mi ngi may xaar HLM 1 mi ngi may xaar et fépp fu ma dem aussi tamit dinaa waxtaan ak ñoom uniquement pour ñu fal mon ami mon frère mon grand frère sama kilifa Ousmane Touré di Copé. Ablaye Lo le trésorier n'est pas là mais le vice-président Badou est là avec la présidente des femmes donc loolu man maa leen ko jox yéen xam nga allez après on va discuter comment on va nan la ñuy dimbalee jigéen ñi. donc ñu xam ne man du ma waxantu. man lépp lu may def lii rek pour jàppale sama mag la rek ndax soo dëkkee ci koñ sur le plan sportif lay commencer suñu mag Atoumane Gaye ibbi baal bi tette ñu képp koo xam ne mi ngi jiite dina la wax jox la conseil lamb poosam jox la Ousmane Jël Ndiaye Bass Maxet mon grand frère et ami
ba tey man ñu jox ma ko te puso bi réerul suñun ñu jëm si yeneen wàll parce que su may wax ay réalisation Ousmane damay sax xaw a jël parole am ndax moom moo def ñu gis ku def ñu gis kooku la ñuy àndal man nag du ma ànd ak nit pour mu may dépense damay ànd ak nit si dëgg ànd ak nit jàppale ko si dëgg dem si sama ay nit sama ay mbokk sama ay xarit ne kii la ñu war a fal. Je remercie monsieur le maire Abdoulaye Dieng qui a fait un témoignage élogieux à l'endroit de Ousmane Touré. Il y a son fils ici présent, Mambay. maa ngi lay nuyu bu baax. Celui qui disait que dina doon fiasco, je suis obligé de le dire. Mais weddi gis bokk ci. Donc daal li may dolli pour tëjaat ko mooy HLM bu ñu naxante ku nekk xam nga sa bopp xam nañ profil xam nañ intelligence ndax man du ma xool un intellectuel di jël ki nga xam ne mi ngi doog am entrée en sixième ma koy jox mairie HLM du ma ko def te nit amul fit taxaw di ma woo si yenn yi j'ai ma personnalité moi te am na yoo xam ne du ma si dugg donc du wax bi feneen lañ ko yóbbu donc daal woote ñu wuy si la dafa neex donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox rendez-vous Lamine Dia ici présent dinaa ñëw HLM 2 je remercie le mouvement Mon Quartier d'abord aux HLM 1 dinaa fa ñëw aussi dinaa dem ci Ibrahima Seydi parking Racine Mbaye incha allah loolu mooy doon sama programme mais sachez que le maire idéal de la commune des HLM c'est monsieur Ousmane Touré di Koppe ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam. jërëjëf Fally mbokk HLM asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu teewaay bi di leen ndokkeel di leen masaw suñu borom gannaaw buñ ko santee dañ koy jéggulu ndaxte dafa am lu fi am tey sunu yaay Soukeynou Touré wàcc liggéey muy maire boo xam ne at bu nekk da daan lang fii di tàgg sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ñaari événement yoo xam ne benn bi tiis la benn bi mbégte la mbégte mooy daje bi wante suñu borom noonu la sàkki àdduna lépp loo gis rek gannaaw jëmmam sàkk na ci ñaar moo tax dama bëggoon bala may sori sama kàddu ñaanal kooku suñu yaay jooju suñu borom wàcce leer ci bàmmeelam naka si noonu suñu rakk yi dëkkoon fii di remercier Beydi bu baax ci li mu am xel fàttali ñu suñuy rakk yoo xam ne dañu àndoon ak man ci njëlbeen bi dara xewagul ñu porté combat bi ak man suñu borom jële leen fi Assane ci la bokk Keba Ba ci la bokk Lamine Dial ci la bokk ak sunu waajur yi dëkkoon fii yëpp sunu borom jël leen fi tey mënuma teew ci béréb bi te ñaanaluma leen sunu borom yëkkati seen martaba yóbbu leen jannatul firdaws yàlla leen yàlla xare aljana Assane dafa feebaroon fa mu toog yore békkiyam ma nga jël téléphone am di woote naan jàppale leen Ousmane sunu mag la yéene boobu boole ko bu Keba ak Lamine Dial ñoom ñëpp ku nekk am na lu sunu borom tegoon ci ñoom ñu fàtte seen bopp jiital sama intérêt jiital intérêt HLM ñooñu nag aw ma sañ-sañ taxaw fii te duma leen delloo njukkal ñaanal leen suñu borom fay leen seen yéene ñu war ko porter ñun ñi fi des loolu rek jar na combat honorer leur mémoire honorer leur engagement pour le meilleur de cette cité parce que ñoom ku ci nekk da nga taxawoon di xeex pour HLM donc combat bi ñun ñoo koy porter tey sama rakk Jibi Sène jël initiative bu rafet
ne damay dox doxu mbokk je vais te soutenir par devoir je vais te soutenir par amitié mais je vais te soutenir au nom de l'intérêt supérieur de cette commune celle des HLM noblesse mënul weesu loolu ba pare nag dànkaafuma ne ma bëgguma sa dërëm génn bëgguma sa dara yëngu bàyyi maag yëpp yal na la mbokk fay yal na la suñu borom fay petit frère di yëkkati kàddu nag bala may sori itam beral nuyoo sama mag ñi nekk fii ñoo xam ne maag ñoom démb ba ma nekkee tout tànk di yëngatu di football ñoo ma tette ma ci football tette ma ci àdduna Atoumane Adolphe Assane Kara Ndiaye Bass nekkoon sunu capitaine ñu ànd ci lépp nag ba tey bàyyuñu Ousmane Diop Babacar soo limee da ngay juum mais ñoom ñëpp Ndiaye Paye ñëw vacances dagg léppam ñëw teewee sama xarit Guèye jóge Espagne ñëw dagg programme yi yëpp ñëw teewee sama xew ak sama jigéen ñi nga xam ne nag ñoom laa bokkal Déclic sama Amazone yi seen bleu yu rafet bleu azur c'est le signe de l'espoir di nuyu kilifa yi nga xam ne nag ñooy mag ci koñ bi gannaaw Atoumane ñoom gisee ñoo ñu tette ci koñ bi def si ñun jikko yàlla leen fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam ngeen di jëriñ askan bi di leen gunge njaboot bi am mbégte lool nag ndaxte lii bu la ko nit defalee desalu la dara place bii ñu taxaw wax na dëgg ay kilifa ñoo ko ŋàng sunu papa Guèye Ñaay sunu papa Ablaye Dieng mi ñuy déglu xam naa ne ñuy déglu di sàkku si ñoom rek ñu ñaanal ñu ndax lii ñu sumb combat la c'est pas un combat pour un intérêt personnel c'est le combat pour un intérêt général celui du devenir de notre commune Djibi bañ ko nag tudde mouvement bi ensemble pour le futur c'est maintenant qu'il faut le construire le futur des HLM c'est maintenant, c'est pas demain c'est maintenant qu'il faut faire le choix judicieux de celui qui va porter le flambeau le pavillon HLM pour liggéey HLM liggéeyal waa HLM liggéeyal gox HLM te noonu ci engagement boobu nag la ñu nekk depuis 2010 ak lu ko jiitu dañ ñëw rek tey féddale jaayante bi dañ ñëw féddale suñu kóllëre ak yéen pour wax leen ne HLM tollootul foo xam ne dañ ñuy nax wala di saax-saaxe suñu devenir doom suñu devenir jarbaat génération future yi mérité nañu leneen lu dul HLM bii ñuy dund tey bu ñu bëggee mu changer nag wax ne ko dañuy jëm ci loo xam ne mooy déterminer l'avenir des HLM mooy le vote au soir du 23 janvier 2021 yàlla na bu ko kenn manqué yàlla na bu ci kenn manqué yàlla na carte yi génn carte yi woteel Ousmane Touré yàlla na ëpp yàlla na ëpp ba ñu may gaa yi wis leen te duñ ñu dab ndaxte kat liggéey nañ ko te mérité ngeen suba am un dirigeant bu respecté waa HLM respecté waa HLM nag mooy koo xam ne day jël seen alal di ko def ci askan bi respecté waa HLM mooy koo xam ne day yëg mettit waa HLM mu dox ci ba mu jeex respecté waa HLM moo ko xam ne day réfléchir ci ay projets structurants yoo xam ne suba xale bu yeewu HLM di nga am foo liggéey ci biir HLM xale buy jàng di nga am école yu set di nga am école yu ñu équipé xale bu feebar di nga am foo xam ne di nga faju ji te dara du fa manqué sa yaay du sonn du jaaxle ci ticket bu muy dagg ba tax na ma ne le choix c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas dans 5 ans il faut faire le bon choix maintenant il faut voter utile pour que suba au soir du 23 janvier le 24 janvier liggéey bi commencé victoire bi c'est pas la victoire à l'élection c'est la victoire du travail qu'on aura à faire pendant 5 ans ñu ñëw nag taxaw seen kanam évaluer su boobaa ñu ne HLM changé na wala HLM changé wul man défi boobu laa bëgg ànd ak yéen di wax rek ne peuple lu mu mérité loolu lay am yàlla mooy tànn na ba pare wante nag daf ñu responsabiliser ñun ñëpp ne ñun li ñu bëgg suñu cité ñun ñooy tànn ki koy jiite yéen la jox responsabilité boobu responsabilité sociale boo xam ne
ku nekk en ton âme et conscience yaay tànn koo xam ne yaakaar nga ne boo ko joxee sa carte suba dina la liggéeyal sa cité loolu nag c'est un défi qui nous interpelle tous que nous devons porter un challenge que nous devons relever pour que bu ñu defee le choix judicieux programme structurant yi nga xam ne moom la ñu am pour HLM ñu mën ko dérouler te kenn duñu sonal lu dul naw HLM ak naw waa HLM ci seen tooguwaay ak seen nekkin te loolu mérité nañ ko te mën na nekk ci naka gannaaw bi ñu tànnee koo xam ne dafa am mandute am yéene am expérience am expertise u liggéey te wax dëgg lii jaaxaluñu HLM jaaxaluñu parce que boo gérer ay projet état yu bëri ñu jox la projet yoo xam ne fekkoo fa dara nga suxat ko ba nga fay jógee nit ñëpp soxla ko buñ la joxee HLM yaakaar nga di nga ko mën liggéey beneen bi mooy dañ toll foo xam ne adduna bi kenn mënatu fi nëbbu dara c'est un monde de transparence un monde de visibilité loo def tey ba lay guddi jot ñëpp yëg ko moo tax ñu war a opérer la rupture dans la gouvernance de la cité bu ñu nee rupture dans le mode de gouvernance des affaires de la cité mooy une approche inclusive population yi tey dañu bëgg lépp lu jëm ci mairie bi ñu yëg ci seen bopp te nañ koy conceptualiser te nañ koy réaliser te nañ koy évaluer loolooy démarche participative inclusive responsabilité sociale mooy kiy def citoyen bi mu nekk un acteur et non un sujet boo xam ne day ñëw di ko piétiner ba ci bindu këram wala ci biir këram déedéet avenir HLM ñun ñooy ànd liggéey ko ñooy ànd liggéey ko à travers une redynamisation des conseils de quartier à travers une valorisation des comités consultatifs maire day impulser dynamique rek wante mënul def dara sans les populations mais ci kaw organisation ci kaw responsabilisation moo tax cette démarche inclusive dañ koy jox un contenu dañ koy def une réalité ba fu maire taxaw conseil de quartier yi taxaw conseil de quartier bu ñu ko waxee bàjjenu gox ba ca la chef de quartier ba ca la imam ba ca la jeunes yi nekk ci ASC bi ci la ñu ak groupement féminin yi koñ bu nekk am nga say particularité ak say besoin ak say priorité ñu koy topp weer bu weer maire toog ñuy évaluer loolu mooy gouvernance de proximité te la commune la gestion d'une commune c'est une gestion de proximité du affaire u parti politique du affaire u gouvernement c'est une gestion de proximité qui appelle l'implication citoyenne mais surtout une intelligence entre l'autorité municipale et les populations te man défi boobu laa bëgg lancer depuis bi déclic amee ba léegi lépp lu ñu def jëmale ko ci HLM dañu woo waa HLM ñu toog ñu bokk réflexion bi ba ci assises citoyennes yi su ñuy wax programme mu déclic tey programme mu waa HLM la parce que ba ñuy teg fii assises citoyennes lu ñu ci doon wut mooy waa HLM defal seen bopp un diagnostic socio-économique de la cité fii metti ci jàng bi fii metti ci fajukaay yi fii metti ci cadre de vie suñu cadre de vie c'est agressé de toutes parts fii metti ci initiative économique jigéen ñaa ngi fii yore seen projet yore seen volonté takku seen ndig di liggéey mais amuñ ci ku leen jàppale sunu sport mi ngi fii nax saay équipe bu nekkoon équipe africaine tey 4e division la nekk basket bi mi ngi 2e division parce qu'il y a pas de politique sportive dans cette commune politique culturelle naka si noonu acteur culturel yaa ngi nii di ñaan sabar on a un centre socio-culturel qui est dans un état de décrépitude mais honteux on mérite mieux que ça naka si noonu école yi gis ngeen école yi nu mel boo jógee di defar ñu ne lu tax nga jóg te ñuy doomu HLM daal la ñu bëgg ñun nag xam nañ lu baax yéene nañu waa HLM lu baax moo tax suñuy programme infrastructure yi daf ci nekk ay priorité te infrastructure yooyu soo waxee infrastructure mooy école yi mooy centre de santé yi poste de santé yi lieu de culte yi jàkk yi jërëjëf grand atout terrain football yi terrain basket yi yooyu yëpp ay programme la yoo xam ne dañ ko war a réaliser dans les 5 ans à venir en mobilisant
aussi bien les ressources de l'institution communale, mais en développant des partenariats publics-privés. L'ère aujourd'hui est à des partenariats publics-privés. Il y a des promoteurs qui sont prêts à venir nous accompagner dans ces projets structurants. Mais li ci ëpp solo ci projet structurant yooyu mooy ay jeunes HLM ñoo ci naral liggéey fii duñ fi tëbb chantier duñ fi gas chantier duñ fi tabax dara loo xam ne doomu HLM liggéeyu si te défi boobu nag laa bëgg relever ak yéen. mel na ko donc ci suñuy priorité insertion sociale def ci bokk programme infrastructure yooyu may wax day ànd ak un programme de mobilisation de la jeunesse après un programme de formalisation jeunes yooyu nga clusteriser leen jàppal leen ñu am seen entité économique marché bu am HLM nga jox ko xale HLM ñu liggéey ko ba ci mairie bi ay doomu HLM ñoo fa war a liggéey ku fi dëkkul waru fi liggéey suñu nee dañuy tabax école yi ana peintre yi ana maçon yi ana menuisier yi ana électricien yi ana carreleur yi ak bëri HLM ay suñuy doom yu jàng métier ak ñu war a jàng métier. donc emploi des jeunes day nekk priorité ci suñu programme dinañ fexe ba xale yi taxaw yëpp ñu am fu ñu leen dugal fii ci HLM duñu génn HLM fii ci HLM laa wax nañ leen wutal liggéey incha allah nañu ubbi chantier yi nañu ubbi programme d'aménagement yi nañu ubbi programme de construction yi programme de réhabilitation yi yooyu yëpp xale yi nañ ci liggéey incha allah su ma nee xale yi nag wax naa seen yaay yi les braves femmes ña ngay jàng transformation ña ngay produire ña ngay commerce wante amu leen cantine ci marché HLM